waaw maa ngi leen di ziare ñëpp ku nekk ci turam ak santam di leen wax salaamaaleykum bonjour Otep waaw man la Diouf Kéemaan fas yéene rek joxe sama point de vue par rapport ak affaire Julio l'Absolu di wax ne maa ngi koy soutenir ndaxte yaakaar naa ne dëgg moom la wax bu fekkente ne dafa am ñoo xamante ne dëgg boobu dafa leen blessé ça reste toujours ne dëgg la. waaw ku wax ay lu dul dëgg kay kooku moom moo jar a topp ci yoon wala ku def naka sudul noonu yaakaar naa ne comme ni ñu ko waxee vidéo boobu génn tudd tarixa mu ngi génn en 2020 daaw la te ñëpp gis nañ fi liggéey bu ñaaw bi nga xamante ne TFM télévision Falaat Macky télévision Faral Macky télévision Fenal Macky doon liggéey ci média yi maanaam di invité ay ñoo xamante ne dañoo bokk ci tarixa pour ñooñu maanaam ñëw di def comme ni ñu koy waxee ñun si rap rek ego trip di tagg seen tarixa dañuy faral di wax naan ne àdduna ñaar ñoo fi am quoi gas ak jal booy gas yaa ngi jal booy jal yaa ngi gas c'est-à-dire que bu fekkente ne yaa ngi yëkkati sa bopp am na ñoo xamante ne ñoom ñu ngi gis ne yaa ngi leen di wàcce loolu moom moo am ba tax na dafa nekkoon benn compétition bu amoon ci média yooyu gars yi di si dugg et puis ñeneen ñoo xamante dañu doon ñëw di sot maanaam di may ay xaalis di leen may ay millions di leen may ay oto di leen may ay terrain loolu yëpp ndaxte dañoo waxal ñoom ki nga xamante ne moom lañ gëm ki nga xamante ne moom mooy seen sëriñ dañ koo tagg teg ko foo xamante ne maanaam dafa gën a kawe sëriñu ñeneen ñi loolu gis nañ ko man moom vraiment je ne suis pas contre ça man bëgg naa ñuy tagg samay maam képp koo xamante ne nit ku ñuul bëgg naa ñu lee tagg man kay li ma contre mooy ñu tagg arab ba pare mu nekk nit ku ñuul buy tagg arab kooku dafa génn xeetam man arab gënuma benn arab gënuma benn tubaab gënuma benn arab gënul samay maam benn tubaab gënul samay maam am nañ ay nit yu gën ay tubaab am nañ ay nit yu gën ay arab yoo xamante ne liggéeyal nañ yàlla ba am grade yi nga xamante ne mooy grade yi gën a kawee loolu moom dama koo gëm te loolu laay jëfee son bi nag dafa nekk son boo xamante ne dañ ko structuré man par rapport à un professionnel aussi nekk ci milieu de la musique je crois que ça a été mal structuré parce que bu fekkente ne aussi da ngay def sa son nga bëgg nit yi gis ko ba à la fin nga son nga koy wax en wolof yow da nga war a wax en wolof ne maa ngi leen di ñaan ngeen déglu ko ba ci fin bi ba ci jeexantal bu fekkente ne bëgg ngeen dànd li may wax bu pare nga wax ko ci benn ton boo xam nit yi dinañ xam ne yow bëgg nga ko mais nga commencé son li ci des nga bind ko en français ñi lay déglu ñu ci bëri peut-être mënuñu lire français peut-être boo ko waxoon mënuñu lire français donc loolu rek déjà erreur la te am na ñoo xamante ne bu ñu commencé seetaan rek bu ñu déggee loolu dafa leen di xaw a frustré quoi tu vois donc dès le début loolu dafa waroon am quoi loolu la ñu waxee nag introduction da waroon def benn introduction nit ci xam lan ngay def xam nga ko ñëw taxaw ne waaw naa nekk dans la peau de mouride après naa dugg xam nga ci xelu Tidiane ainsi de suite nit ci xam mais ça n'a pas été fait pour man loolu erreur la mais nag malgré tout mu nekk son boo xamante ne c'est véridique ndaxte gis nga période boobu bi ma ko bind période boobu nag loolu dafa nekkoon au diapason ñëpp doon si wax tu vois nit ci sax dañ doon saagante ci réseaux sociaux yi gars yi di publier ñi ci di saagante talibé yi di saagante tu vois si réseaux sociaux yi loolu fi am ñu naan TFM na bàyyi mu ngi jaxase tarixa yeeg affaire yooyu mais TFM lan moo tax porté wuñu plainte contre ñoom lan moo tax porté wuñu plainte contre ñoom ñi nga xamante ñoo doon joxe plateau boobu di jox gars yi ñuy dóoranteeg affaire yooyu lépp na nekk ci kaw dëgg mais defuñu ko te ñu jël benn jeune boo xamante ne xam nga il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas bëgg koo teg ay tort ñi nga xamante ne ñoom ñoo porté plainte nañu wax seen bopp ñu xam kan moo ko porté plainte ñu mën a wax ak moom aussi ñu xam si lan lañ ko porté plainte ñu mën koo défendre aussi bu fekkee dafa jar a jël ay avocat mais ñu jëloo ko ay avocat bu fekkee tey dañ ko war a soutenir si beneen anam ñu soutenir ko si beneen anam aussi quoi parce que tamit aussi à un certain moment dëgg bi il faut que ñu wax tu vois te booy bi maanaam li mu wax noonu dafa nekk benn réalité boo xamante ne dafa am Sénégal man bokk naa ci ay kuréel yu ne bokk naa si kuréelu Tijaan bokk naa si kuréelu maanaam Murit bokk naa si kuréelu Bayfal bokk naa si kuréelu Taalibe Baay bokk naa si kuréelu chrétien waaw jamono ji nag maa ngi si kuréelu ceddo man je suis un ceddo Bayfal waaw ñu wax ko muy clair donc man yooyu yëpp xam naa nu mu fa demee te effectivement c'est comme ça que ça se passe bu ñu waxantee dëgg rek xam ne ñun dañuy nëbbante bu ñu waxantee dëgg xam ne ñun dañuy naxante waaw fii ku fi wéet commencé di yëkkati sa daraja di wàcc daraja keneen waaw naa ñun nii ñi la ñuy font ñi la ñuy kër ainsi de suite mais gëmal li nga gëm ñi ngeen gëm noonu kenn ku si nekk am na si maqaama bi
c'est pas parce que yow da ngay rabaisser keneen que yow da ngay jóg non 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 yow yëkkati sa bopp maanaam bu fekkente ne da nga gis lampe buy tàkk boo bëggee lampe boobu maanaam boo ko bëggee entre guillemets fay mais da ngay taal jant ndaxte yaakaar naa ne nañ télé tàkk na bu télé tàkkee rajo ne kamet télé tàkk na mais ne jant fenk na bu jant fenkee lampe ne kamet jant fenk na da ngay jéem a kawe man je pense que loolu la rek quoi à un certain moment kon nag mbir mi que l'on soit beaucoup plus tolérant que bu fekkee dafa am benn débat bu ñuy def que ça soit un débat xam nga scientifique que ça soit un débat de justice que ça soit un débat lucide mais pas un débat de fanatique pas un débat dogmatique loolu moom bu ñu ci duggee duñu mës a gis dëgg quoi tu vois donc je dis Free Julio l'absolu et aussi maa ngi leen di invité ngeen dem seetaan ko sur YouTube mu ngeen tapé Julio l'absolu di ngeen ko gis di ngeen bañ a yem si son boobu tarixa parce que man j'ai écouté quelques-uns de ses sons j'ai vu qu'il a de très bons sons xam nga ay thématiques yu extraordinaires yoo xamante ne koy développé mais malheureusement dans ce pays boo fi nekkul di way ay waay lii da neex waay bëggante waay sama xol sedd ay waay ada gante gi duñ la déglu duñ la faale parce que nit yi dañuy daw dëgg bi mais nag aussi reproche bi moo koy def mooy dernier son bi muy génn ça fait ay 1 mois ay saaga yi ma ci dégg moo tax ma arrêté quoi te nag bu mu yaakaar ne dafa war a saaga moo tax ñu koy dégg ay nangam taanu ndeyam ay ndey lii non 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 loolu artiste boo xamante ne tu es conscient rappeur boo xamante ne tu es conscient loolu waruloo koo dugal sa biir carrière parce que boo ko defalee rek dafa mel ni da nga togg ba mu neex ba mu kii nga jël tuuti nu mu tëye sa en suuf daal di ko ci xëpp wala nga def ci xorom bu ëpp bàyyi leen loolu maanaam manque de connaissance la manque d'aptitude la manque de réflexion la manque d'argument la quoi waa Akhlou Brick ñu ngi koy wax gars yi pour seen xel fattoo rek ñu complété ko ak ay saaga bàyyi leen loolu bàyyi leen saaga yi saaga fi ñu faj lenn Assane Diouf moo fi nekkoon champion saaga tey fii la taxawaay ne da ngeen bëgg ma bàyyi saaga léegi naa bàyyi saaga biñ leen ko wax biñ ko waxee yàgg na biñ ko waxee bu fekkoon ne dégg na ko def na ko jamono ji du toll fii mais dafa dëgëroon bopp te bu ko defaatee wax dal ci kawam keneen aussi bu ko defaatee yar dal ci kawam kon nag sama gars yi loolu la woon c'est mon point de vue par rapport à cela ngeen xam ne ñun amul kenn ku gën suñuy maam waaw te it da ngay dugg kër boo xamante ne da ngay fekk ne kii tijaan la kële taalibe baay la kële murit la kii baay faal la am sax chrétien loolu daf ciy am donc nous on vit comme ça c'est-à-dire que maanaam religion rebelle yooyu dañ leen war a maanaam tropicaliser daal di leen adapté c'est ce qu'a réussi maintenant les mourides c'est ce qu'a réussi les Baye Fall dañ koo jël daal di si def ñun suñu culture parce que arabe yi dañoo jël islam def si seen culture ba mu saf sàpp kon nag ñu nit dañuy jël def suñu culture si diine bi ba mu saf sàpp ni ñuy soloo ni ñuy waxee ak ñi ñuy topp waaw loolu tant que defuñu ko réeroo dafay am tant que dugguñu ci loolu réeroo dafay am kon nag fii laa yemale vidéo bi di wax Free Julio l'absolu li nit ci di ngóon-ngóoni di wax moom nga am fi wax ko ci kaw waaw maa ngi xaar nag numéro 2 bi parce que am na lu bari lu des parce que ñun ceddo yi tamit dañoo am wàll ci dëkk bi jaa ngeen jëf bëggee